mooy njiit lu bees bu UMS di mbootaay gi ëmb magistrat sénégalais yi bi ka lañ ko tabb mu wutu kii di Souleymane Teliko kër yu bëri di tëmb ci ndoxu taw yi ca quartier Diamaguène Centre nekk ca Kaffrine waral ba njiitu forum si doon amal ak juróom-ñeenti infrastructure la concerné mu am ab cité de la justice cité boobu mooy ëmb siège u cour suprême conseil constitutionnel ak centre national d'assises judiciaires palais de justice yu Pikine Guédiawaye Rufisque Mbour Tivaouane ak yeneen ci rénovation bi la ñuy bokk. Malem Hodar Birkelane Guinguinéo Oussouye Bignona Bounkiling Vélingara. infrastructure yooyu jàppale ni ñaar fukk ak ñaar yi ci ñoom dinañ am logement fonction pour président UMS bi waaye itam procureur. Pour le président et le procureur. nekkoon Mamadou Saliou Sow di secrétaire d'État bi ñu dénk wàllum bonne gouvernance ak droits humains nekk ministre délégué kon ñu toftal ko ci ministre de la justice ay kàddoom Mamadou Oumar Ba moo ko doon tekki 8h tegal ñeenti minutes. rajo askan wi. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di bésu set setal bi nga xamante ne daañu ko amal tey jii ca booru aéroport Léopold Sédar Senghor lu ko dale rond-point Yoff lay tàmbalee dem ba ci bande verte bu VDN bi Abraham Paul Pouy. ci seen forage dëkk bi la askan gi nga xam ne mooy yeewoo Sieur 1 ñu koy wax bokki ñeddoo joxante rendez-vous fii nag wane seen nakar askan wi nag lu mu bëgg mooy ndox mu sell nag seen forage bi moo paan. ñoo ngi ci mettit boo xam ne bii daal yàlla rek moo ko xam weer wi daaw bu mu dellu si ren dëkkërlawu ñu naan ñaari weer yu mat ci nee nañu pompe panne na forage bi am na tey une semaine naan nu ndox. fan ngeen di amee ndox. mbar tubaab 7 kilomètres wala 9 kilomètres mbeelañ ndax ñun man ñuy naan si déeg ba nga xam ne xaj da si naan mbaam du si naan fas du si naan yow nga si naan. askanu Sieur 1 bi tamit lu mu bëggaat mooy ñu indi leen courant tabaxal leen tamit ay yoon wala ay piste ngir ñu mën a désenclaver seen gox gi. fii la siège bi ne commune baa nga na les moom rek moo fi takk salaire noo nga sa démb ay sondeel rek la ñuy taal ak pétrole nag kenn ku nekk xam ne amatul léegi. amuñu yoon bu baax amuñu courant. ci wàllub jigéen ñi nag lu ñu bëgg mooy corps docteur bu leen jege ñoom nag suñu waree mucc dañuy faral di dem ba Kër Momar Sarr te ci diggante bi mu ngi toll ci fanweer ak ñetti kilomètres ay charrette sax la ñuy yéeg nag amuñu ambulance. balaa ñuy am doom dañuy sonn. si charrette la ñuy teg. faju bi jigéen yaa ngi ni poste bi nu amoon boo fa demoon léegi du leen fa fekk benn nit ambulance amul ambulance bi paan na dippi ëpp na juróomi at fii la ñu ko yoroon sax ba muy baax nekk bees ñu koy transporter di ko yëpp ay xar ak bëy. jafe-jafe yi yëpp nga xam ne nag bokki ñeddoo mu ngi koy dund loolu tax ba askan wi di woo njiitub réew mi Macky Sall mu ñëw mën leen a indil ay saafara ci jafe-jafe yii mu nekkoon Abraham Paul Pouy Sieur rajo Futur Média. Abraham Paul Pouy yeneen i askan yi yëglu ndax jafe-jafe ñuy dund di askanu Njuxaan du dëkk bu nekk ci commune bu Niotto ba Jobaas ca diwaanu Thiès ñoom nag li ñu bëgg mooy courant ndaxte nee nañu ay poto lañ fa sampoo ba léegi waaye courant ba ñëwul tax nag ñu bëgg ñu dimbali leen ci ab doxum ñaxtu la ñu amaloon démb Cheikh Anta Diop. Njuuxaan di ab dëkk bu nekk ci commune bu Notto Diobass digganteem ak Thiès toll na ci fukki kilomètres ak ñaar dëkk bii de askan wi yeewoo fii nee nañ dañoo am ay jafe-jafe courant amu fi poto yi nga xamante ne moom moo fi sampoon ay at ngi nii dem nañ sax boo poto yi di daanu askan wi sax nee nañ li leen gën a sonal jaan yeeg jiit yi dañuy dox di dugg ci kër yi ndax lëndëm Awa Jon moom moo yor kàddu jigéen ñi. ñun amuñu courant bu guddee jaan yi dañuy dugg ci suñu néeg gi jaan yi dañuy dugg ci suñu néeg gi ak jiit yi ñun sonn nañu laa wax case de santé bi dara nawul ci biir amul garab amul dara léegi ku nar a accouché sa borom kër day wut sareet te xam nga yu sareet wóorul lu ne xaj na ci diggante bi yenn saa nga gis ku dem ba ci yoon wi am doom Aliou Sarr nañu jàppale. lu jëm ci wàllu ndox it am nañ ci jafe-jafe jigéen ñi sax dañuy dem di rootaani ci teen yi. ndox mi amuñu ndox gis nga teen baa nga ne amul ndox dañ koy nasal robinet yi bu nawetee ñu am ndox waaye bu nooree dootuñu am dara fajar la ñuy jóg heure bi nit ñi di jóg wol di nasal ci teen bi boo amee ñaari paan nga may sa morom mu am ñaari paan ñu door a am ndox amuñu ndox nañu dimbale ci ndox mi diwa bi dem ba njoos mooñ war nañ ci mën a jot. kii di Alpha Jonn moom sax nee na dëkk bi dugub bi metti na dëkk la boo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu mbayam dër nee nañ meññeef gi fiy ñore de dañuy am jafe-jafe ngir génn ko ndaxte amuñu yoon. pour jëlee di foro yóbbu ko Thiès day indi ay problème parce que yoon bi gisal ngeen ko seen bopp yoon bi suuf kese la. di ay mbébét yoo xamante ne sàkku nañ nag ci kilifa yi ñu jàppale waa Njuuxaan ndaxte nee nañ dëkk bi de mi ngi ci Notto Diobass sorewul lool Thiès
waaye dafa mel ni dañ leen a fàtte. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop wax ci ñaxtu bu ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum yarum ginaar ñoom nag ñoo xam ne jamono ji li nga xamante ne mooy njëgu aliment ginaar yi koo xamante ne moom la ñuy defaree aliment boobu lee di mboq loolu moo ko jur dañ ciy déglu kii di Oumar Diallo directeur du commerce intérieur ci jokkoom ak Makuba Bey. xontu volaille bi moo xontu bétail bi ñoo yema parce que duñ ko xoolee ñetti weer yi lay passé ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy defar moom la ñuy wax provendier ci nasaraan ñooñu dañoo xëy ne dañuy yokk ndaxte li nga xam ne ni moom li ñuy jëfandikoo pour defar ko mboq mi ak tourteau de soja bi ak tourteau d'arachide bi prix yi mooy yokku ba jéggi dayo alors ñu ne woon nag léegi ñoom ca njëlbeen ba dañu ne woon dañuy def 1500 francs par kilo ci aliment de volaille bi ba pare def 750 francs par kilo ci aliment de bétail bi ñun ministère du commerce bi ñu gisee loolu ñu woo leen autour d'une table ñoom provendier yi suñu naatangoo waa ministère de l'élevage ak les producteurs ak aviculteurs yi ñun ñëpp ñu toog ci tour table bi ñu xoolaat structure prix yooyu xoolaat intrant yi nga xam ne ni moom la gars yi wax ni ko dafa yokk seet nag naka la ñu koy mën a contenir provendier yi d'accord def effort ne léegi fu ñuy jàppoon ni dañ fay def 1500 ñu ne ñoom dañu fay def téeméer fu ñu ne woon ni dañ fay def 750 ñu ne dañu fay def juróom fukk ñu ne nag dañuy xool situation bi ndax dafay évoluer fii ak weer yi ñëw malheureusement ci weer yi ñu génn dara évoluer wul au contraire dafa gën a yokku mboq bi dafa gën a yokku gën a jafe ci marché international bi tourteau de soja bi ndax noonu tamit alors considération yooyu moo indi ñoom par exemple ñu xool ni que seen coût de production yi dafay ëpp li nga xam ne mooy doon sax seen coût de revient te loolu dafay indi pertement bu métti ci ñoom donc mënuñu jaay à perte moo tax ñu ne léegi ñoom dañuy réajuster waat te loolu xam naa ni il faut falloir ñu def des éléments de constat ñu ne dañuy réajuster waat aliment de volaille bi defe naa NMA ak Avicenne ñoom ñoo annoncé ni dañuy def 500 francs de plus sur l'aliment de volaille situation bi loolu moo ko waral. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. fukki minute ak benn moo tegu ci 8h woy ci xibaar yi wax lu soxal wàllu njàng mi ak lu soxal bac général bi deuxième tour bi tàmbali nañ ko démb ci samedi ji ci biir réew mi yëpp lu jëm nag ci premier tour bi Kaffrine nag ñu ngi toll ci 14,61% maanaam téeméeri élèves yoo jël fukk ak ñeent ñoo jàll premier tour waaye liñ fa fës nag mooy absence yu bëri daanaka lu toll ci ñaar téeméeri juróom fukki candidat teew ñu ci examen bi dañ ciy déglu inspecteur d'académie bu Fatick Cheikh Yaba Diop ci micro Aminata Goudiaby. résultat premier groupe yi jot nañ ko xayma nañ ko si junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar si ñi nga xamante ne si jàll nañu si lim boobu ma la wax gis nañ ni ñi am mention très bien toll nañ si ñett gis nañ ko centre de Diohine gis nañ ko Colobane gis nañ ko aussi lycée Kharkane bu Gossas mention bien yi seen lim toll na si académie bi si fukk ak juróom-benn mention assez bien toll na si téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn di wax ni tamit ñi nga xamante ne si admissible nañu pour def groupe épreuve deuxième groupe bi ñooñu seen lim toll na si junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent di wax ni nag buñ ko xaymaa groupe bi ñi nga xamante ne si am nañ seen baccalauréat ba pare ñooñu téeméer boo jël jàpp nañu ni fukk ak juróom ñoo si jàllagul lim bi nag tuuti na waaye mënaguñu prononcé wu tant que xamuñu résultat wu deuxième groupe bi nan lay tëddee organisation bi jaar na yoon parce que centre yi ñu jot a visité yëpp muy Foundiougne muy Gossas di Fatick ak di Diofior CIF yooyu ma dem gis naa ni centre ya fa nekk ñu ngi doon dox ni mu war a dox. mu nekkoon Cheikh Yaba Diop di inspecteur d'académie bu Fatick gannaaw njàng mi ñu wax lu soxal wàllu wér-gu-yaram ak mbis mi di coronavirus nga am ni gën di law ci biir réew mi ñi ci faatu ak kaay di gën di yokku waral nag ba ñenn ñoom jamono ji ci reen yi ak sugu fi la ñuy jël di naan gannaaw ay audio yoo xam ne ay nit def nañ ko gis nañ lu ci baax la mel ni mbantamare wala bokk lii di wëtteen tax nag ba nit ñi di koy wutali ci marché bi njëkki yokku te gis produit tamit jafe reportage ca Pikine Aminata Ba. butéel la rat xotti butéel ngeer ak mbante ak clou de girofle. garabu olof yi ñu bëri ci jamono ji di ko wutali ndax niñ leen di fësali ci xarala yu yees yi Fatou Ndiaye moom da leen di jëfandikoo ngir daal di fàggu ci jàngoroy coronavirus. ma dégloo ci WhatsApp bi ay recettes yoo xam ni ay bante mbaar ay ngeer ak yeneen plante yoo xam ne dañ koy boole baxal ko di ko naan kaas matin midi soir ci laa ko jël di ko def sama thermos su ma xëyee naan bu midee ma naan bu ngoonee ma naan samay doom naan sama borom kër naan mu gën a dal sama xel. lu ni mel nag daal
daal di indi seen njëkk daal di yokku waaye itam ñu jafee gis ci marché bi Moussa di ab jaaykat. banta kañ doon jar juróom fukk biñ ko defee ci audio yi lañ yokk juróom fukk muy téeméer witee juróom fukk la doon jar biñ ko defee ci audio bi yokk téeméer ak juróom fukk muy ñaari téeméer ndax moom moo ko liggéey pour gis ko sax problème waaw dañ gis ko sax ak jal banta sax gën a yoon waaye yónni dëkk ba taxul nga am ngoloñ taxul nga am witeen bi. ñu bëri ci askan wi di jubali ci jaaykatu xob yi xaas wala sax ay reen may sa jaw li muy sàkku rek mooy nit ñi def ndànk waaye itam ñu gën a farataal ñàkku bi. yooyu duma ko laal quoi. waaw yàlla dogal na sax ba dem naa ba vacciné nañ ma. mais garab boobu moom vraiment du sama affaire quoi. pour le moment quoi dalul sama affaire dem ñàkku ji daal moo gën a wóor. après réew mi xaralo yi yeesi itam daal di si bay seen waar bu baax a baax. Aminata Ba daaneel wàllum politique ak mbind mi ci kayitu wote yi nga xamante ne semaine ngi ni bi ñu ko tàmbali ca ginnaaw diwaanu Géejawaay nag mbir yi doxul bu baax ndaxte ci semaine daanaka téeméer nit ak ñeent fukk ak juróom-ñett rek ñoo bindu. reportage Angelina Gomis. ñu taseeg moom mu sol jean bu ñuul yore récépissé ci loxo tey reetaan Alioune Badara Diop moom musul voté ñëw na ngir bindu si ci liste électorale yi. dañoo ñëwoon fii pour inscrire si liste électorale yi. bon dañoo waxoon boo ñëw da nga indi si photocopie carte d'identité mais malheureusement bu ñu ñëwee carte d'identité la ñu laaj ak certificat résidence yi. yow primo votant nga. oui primo votant la donc maa ngi judd 2002 donc j'ai 19 ans. am moom nag moo ngi ñaax ndaw ya nga xamante ne am nañu âge voté ñu dem te bindu ji. ñëw nañ fi mais gis ñu fi jeunes yu bëri te donc loolu droit civil la ku nekk dangaa war a ñëw ku nekk am 18 ans war ngaa ñëw inscrit si liste électorale yi donc dañoo jàpp ni par exemple boo ñëwul rek ay affaire politique la te xamuñu loolu donc sa droit la yaa ngi nekk sa droit ñëwal nga inscrire pour am baat si sa gox am baat si sa réew voilà donc maa ngi sas ñëpp ñu ñëwaat pour inscrire si liste yi daal pour ñoom la. suñu sukkandikoo ci président commission sous préfecture commune Wakhinane Nimzatt Bakary Badji téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett citoyen ñoo bindagum ci yooyu les listes moom nag ñu fekk ko muy liggéey ak ay naataangoom. depuis le 31 juillet 2021 ñooy fii de 8h à 17h dañuy rencontrer tamit un nombre important de primo votants bu nga xamante ne dañuy ñëw di inscrire woo. wote ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ibaat ka ma doon jonganteel di Madi Touré am lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetti ci baat Soda Thiam foofee ca ndaje moomee la yendu ci bëccëgub aser ji. Maître Augustin Senghor nag tabaat nañ ko mu nekk njiital fédération sénégalaise bu football moom candidat consensus bi di manko wuti ndam li dafa daal di am ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn voix ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetti voix yi nga xamante ni moom la candidat pour le renouveau du football sénégalais am ñawote mi ngi toll ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent laata sax ñuy joxe résultat officiel bi ci la candidat Madi Touré daal di jóge fa mu toogoon dem fekk ji candidat bii di Augustin Senghor ngir féliciter ko ci noonee nag. Nous sommes réunis dans une très belle salle et aujourd'hui Augustin a largement gagné, je le félicite. maa ngi remercier le peuple sénégalais le merci yàlla na yàlla defal jàpp. dirigeant yi ak ñi nga xamante ne nag ñoo ànd. ci noonee kon maître Augustin Senghor nag dina toogaat ci boppu fédération sénégalaise bu football mu nar a doon ñeenteel bi mandaawam yu tegloo. gannaaw wote bi ka nga xam ne moo doon dënkante ak maître Augustin Senghor di Madi Touré jot naa yëkkati ay kaddu wax na mu gisee wot bi ak itam na mu fas yéene taxawee ci football bi léegi moom Madi Touré la ñuy déglu. liggéey ak fédération maa ngi koy def ba léegi bi ma sambee sama nënd ba léegi créer génération foot boo xoolee catégorie U17 U20 U15 maa ngi si bay sama waar ak waa génération foot donc même bu fekkee ni dawuma fédération yàgg naa liggéeyal fédération. équipe bi nii équipe bi nga xamante ne mooy mandat bu bees bi nii jaajëf. bii jàllul ndax yéen ñeenti at mën la séntuwaat. waa ñeenti at xaw ma lu ñëw ëllëg peut-être yàlla am na leneen lu ma jàncal te donc li mu leen di ñaan rek mooy. non à la. kii di moo ko fal maanaam ñetti pàcc yoo jël ñaar yi nga war a boo amee genn wàll gi ak benn voix rek da ngay jël élection yi. ñu nekk fii di décompter ñuy gis ñu naan ndax dinañ ko def wala déet. sultaangom mi bu fekkee ne loolu dëgg la te si signature yooyu ñu gis ne presque vous êtes à 80% des voix loolu war na feeñ ba tey kenn du fi guddee parce que bu ñu ñëwee premier tour la ñuy def deux tiers yi ñu soxla ñu gagné gaañu nag noonu la ñu def ma leen di féliciter parce que ñooñu kenn amul seen payoor tey acteurs de football yi teg nañ ma foo xam ne
dama leen di amel ba abadan donc te loolu dama leen fi bëgg a gërëm ñoom kenn moomul victoire bu dul ñoom bu ma weesoo loolu nag remercier kilifa yi dëkk bi parce que tamit je pense que football bi dañ ñu ko dënk te ñoom ñoo ñu jox maanaam li nga xam ne moo tax jumtukaay yi pour ñu mun ko yor te ñoom wane nañu taxawaay boo xam ne taxawaay bu mag la parce que tamit xam nañ ne affaire bi politique raxoon na ci mais gisuma benn autorité yee ci yàbb parce que wóolu nañ ñu mais aussi wane nañu tam benn niveau de démocratie bu am solo may continuer aussi ak FIFA parce que FIFA am na ñu ko bind wax lu nekk parce que yàq der ci biir ay mbokk rafetul donc et FIFA démb gën na bataaxal boo xam ne amul benn laam-laame dafa ne li ngeen di def ñu loolu la ñu gëm mooy lan booloo consensus mooy booloo mankoo nekk benn. moom maître Augustin Senghor ak Madi Touré seeni kaddu Soda Thiam mooy ki ko taataan football bi ci biti réew dañoo waxtaanee Community Shield ci Angleterre nga xam ne mooy daal di door loolee di seen championnat ñi nag di waa Leicester ñoo daal di kon daan waa Manchester City benn bal si dara la leen rek mujjee daan Paris Saint-Germain moom daa dinaa dem daan 3 si bësam bu njëkk championnat France ci atub ren bi 2 bal si benn Lyon tëwoon na équipe bi di bu Brest ku ne am benn sekkangu morom si wàllu Jeux olympiques itam jàppale ni Brésil moo jël raw gàddu gi ci kanam an ñi di waa Espagne. nu jeexal ak wàllu basketball jëm ci loolee di final coupe du Sénégal des ko amal aser ji dimanche ji ak altine ñu ni si dimanche ji ci stade Marius Ndiaye équipe bu AS Douane moo di joué ak waa DUC ñaari final yëpp nag waa fédération bi jël nañ ci ay matukaay ni huis clos total lañ ko fas yéene def. salaamaaleykum. xibaar yi foofu la ñu yem ak yéen ne suñu defu parti la ci gënoon a fës. Diouf mooy njiit lu bees bu UMS di mbootaay géemu magistrat yu Sénégal yi bi ki lañ ko tabu muutu kii di Souleymane Teliko kër yu bëri di tëmb ci ndaxu taw yi ca quartier Diamaguène Centre nag ca Kaffrine waral ba njiitu forum civil ca diwaan ga di sàkku nguur gi gaaw wàllu nit ñi loru ci mbënd yi résultat premier tour bac bi baaxul dara ca diwaan Fatick lu yees 15% di maanaam téeméeri élèves yoo jël lu mëtul fukk ak juróom ñoo gation football ñeenteelu yoon mu jël ndam li ci kanamu